te dëgg-dëgg war naa ñoo gisee kone Sénégal war naa ñoo gisee te dëgg-dëgg war naa ñoo gisee kone Sénégal war naa ñoo gisee doomu ndey am nañ seen yóbbal. asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi ak mbokku internet yi ñuy faral di ñu seetaan sur la TMS TV yéen a ngi seetaan seen émission de préférence mu nekk nag émission mode beauté et tendance ñëpp xam nañ ni mode beauté et tendance dafa daal di bokk ci nit ci doomi aadama rawatina ci jigéen ñi waaye itam ci góor ñi loolu nag nekk na li nga xamante ni ba tax ni ñu créer émission bi nga xamante ni kenn dajjiwu ko fii ci la TMS TV lañ ko daal di dajji daal di koy fësal ci pour àdduna wërngal képp daal di ci am daal di ciy gis seen bopp particulièrement muy tailleur yi styliste yi moo xam coiffeur yi moo xam styliste yi moo xam lépp li ngay def daal corps de métier yooyu yi nga xamante ni qui fait partie de l'art donc ñu daal di leen di accompagner ci seen wàllu métier ci loolu nag mbokk internet yi laataa ñuy dugg di camper li nga xamante ni moo di émission ba dañuy daal di ziar jox wàccuwaay ki nga xamante ni moo di le PDG Alaaji Thierno Moule Sow waaye itam jaajëfal mbokku téléspectateurs yi ak internet yi ñoom mi nga xamante ni dañuy bàyyi xel duñu follow you sur la TMS TV ci naka noonu mbokki internet yi tey dañu am benn gan bu spécial gan bi nga xamante ni macha allah ñu di ko woowee Cherif Diallo macha allah donc mu nekk nag ndaw bi nga xamante ni mu yëngatu ci wàllum mode ci wàllum styliste modéliste donc nag ci loolu ak ci wàllum tailleur donc ci loolu nag mbokki internet yi ñu daal di koy bàyyi mu daal di présenté wu ndaxte mbokk internet yi téléspectateurs yi itam soxal na leen ñu xam kan mooy Cherif Diallo Cherif na nga def yaa ngi ci jàmm. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatuhu soxna Sarata. ñoo ngi lay siyaare bu baax. di siyaare PDG bi. sunu sëriñ Alaaji Thierno Moule Sow. macha allah. c'est une très grande plaisir. tey ma yegsi ci seeni locaux. macha allah ba ma leen yàggee suivre surtout moom sëñ bi. ma yàgg ko suivre. te aussi ma am suma benn xarit bi ma doon gis muy ànd ak moom muy sunu mag Abu Cubalo. macha allah donc kon yàgg naa ko suivre bu baax. kon de yow moom xam nga ko suñu dëkkandoo la aussi. donc maa ngi ziar. di nuyu Sénégalais yëpp. di nuyu internautes ak téléspectateurs yëpp. mais particulièrement tamit ak sunu techniciens yi. merci beaucoup donc Cherif Diallo yéen a ko déggandoo benn nuyu bu spécifique la laa di defal ki nga xamante ni moo di le PDG de la TMS TV di Alaaji Thierno Moule Sow donc taalibe la soppe la donc nag. dalal jàmm ci TMS TV fii sa kër la macha allah ci loolu nag mbokki internet yi dinañ ko laaj li nga xamante ni moo ñu soxal maanaam ci wàllum li nga xamante ni moo di jaar-jaaram Cherif ñu bëggoon nag nga wax ñu ndax téléspectateurs yi xam kan mooy Cherif jaar-jaaram lan la donc Cherif ñu bëggoon nga expliquer ñu tuuti ci sa wàllum parcours ci sa wàllum carrière ñu bëggoon xam loolu. waaw Cherif de benn ndaw la. bu juddoo fii ci réew mi màggee fi def école comme ni ko ñëpp di defee ba am ci benn diplôme bu xaw a yamambaay bon après par la suite parents yi ginnaaw bi ma amee amuuru art bi ñu dugal ma ci wàllum tailleur bon ñu dugalal ma ci atelier comme niñ ko xamee rek sénégalaisement atelier koñ yi da ngay xool sa benn xarit koo xam ni am na atelier bi nga xam ni am nga yaakaar ci moom rek nga jël sa doom dénk ko donc si la ñu tàmbalee mais après am na ay évolution parce que dañ naan métier du doy xam-xam du doy waaye donc ci tàmbalee jaar-jaar bi foofu lañu jaaree ci à l'âge de presque mën naa wax ay 18 ans bi ma amee sama BFM après si la bàyyi école ñu dugg ci art bi ci métier bi macha allah donc parcours bi rafet na
macha allah donc ñu bëggoon xam itam ba xam après loolu suite bi maanaam nee nga sànq nee nga da nga jaar ci wàllum li nga xamante ni moo di ci secteur informel bi donc ñu bëggoon xam bu dee après par la suite est-ce que mujjee nga dugg ci wàllum li nga xamante ni moo di ci wàllum formation mujjee nga ci jaar ci bërëb institut yi nga xamante ni ce sont des grands instituts au Sénégal donc ñu bëggoon nga wax ñu tuuti bu fekkee def nga maanaam formation ci bërëb yooyu la. waaw effectivement ginnaaw bi ma jaaree ci atelier yooyu ba beru comme niñ koy waxee beru bon après amoon naa idée yaatal comme niñ ko xamee Sénégal presque. donc balaa nga def formation da nga beru. dama beru macha allah dama jaar ci atelier ba beru. comme niñ koy waxee. parce que xam nga bu dee institution nga jaar. donc loolu diplôme lañ lay jox. mais bu dee ci atelier yële comme niñ ko xamee ci suñu langage dañ naan la ber nañ la. beral sa daara. donc après bañ ma beree. mënoon naa tëb créer sama daara comme ni ko ñëpp di defee mais dama amoon esprit gën a yaatal. gën a yokk xam-xam ci art bi parce que dama ko bëgg. te et puis li ma mayoon chance mooy dama doon concentré wu di seetaan ay vidéo ay émission yoo xamante ne ni ci ay art européen. donc loolu day ubbi sa xel. même bu fekkee da nga jàngee ci koñ bi. ba sa patron wóolu la gëm la ne la mën nga demal sa bopp. mais su fekkee yaa ngi viser feneen. yaa ngi copier ci ñeneen. da ngay gis ni loolu doyut. après am nga vision quoi effectivement à l'avant quoi. effectivement après si la les moyens ne me permet pas ma tëb rek dugg ci kii après si laa dem di defi embauchement comme niñ ko xamee. di liggéeyal ay nit ngay fayee ku par weer. donc loolu may am noonu ma koy dajale. ba benn instant ma gis ni war naa yokk ji xam-xam. ma dem inscrit ci benn école bi ñu doon wax coupe et couture. modéliste. donc ma def 3 ans ñu jox ma sama diplôme. après ñu jox ma sama diplôme de modéliste. donc après ba mu fa jógee aussi jaar naa ci benn centre de formation bu ñuy wax maa ngi koy nuyu au passage ma jàngale fa formé fa pas mal des étudiants. yoo xamante ne ni macha allah tey ñu ci bëri ñu ngi demal seen bopp ci art bi après nag si la ñëwee nag créé waat sama entreprise bopp. donc su ma la déggee macha allah et bravo à toi donc dem nga ba am courage ku demoon nekkoon ci secteur informel jéem a def ay jéego vraiment nga daal di dem ba def fenn formation bi nga xamante ni di nga mën a def comme formation de professeur. donc su ma juumulee. donc ci formation de professeur boobu ci métier bi nga xamante ni moo di styliste modéliste. donc ci loolu nga jot a jàngal. ñu bëree bëri donc loolu nekk na li nga xamante ni source la revenu la itam ci réew mi ndaxte ku dem ki nga xamante ni musul jàng mu débuté ci secteur informel ba ñëw di def ay jéego ba wutal boppam li nga xamante ni moo di diplôme donc loolu dañ lay jaajëfal bu baax a baax di la ne courage macha allah donc ci loolu nag ñu bëggoon xam davantage après suite loolu noonu après fan nga lan ngay visionner en fait lan nga visionner en fait dans l'avenir. bon ok avant avenir bi damay éclaircir li tax. lan moo la poussé professionnaliser. bépp liggéey bu nit di def. moo xam da ngay bëre au lieu que ngay bëre rek sa koñ. dugal ci benn école de lutte. bu structuré wu. nga jënd fa carte membre. nga nekk fa. bu dee tamit mécanique coiffeur leneen ak leneen ba ci tailleur bi. fexeel ba nga am ci ay diplôme parce que après ba ma jaaree ci et puis loolu c'est très rare fii ci Sénégal nga gis benn tailleur wala benn styliste wala modéliste mu daal di professionnaliser li nga xamante ni moo di métier bu muy mëne donc loolu comme ni ma la ko waxee rek dañ lay encourager féliciter la saa su ne macha allah donc ma bàyyi la nga yeggali. effectivement loolu comme ni nga ko waxee tey mën nañ jël benn pourcentage bu 98 à 97% ci ñiy jàng métier. bon dañ koy jaar ci l'informel après bu ñu paree bu ñu mënee bon di ci yëngu di taxale yàlla ubbil leen ci ay wërsëg parce que aussi gis nañ effectivement gis nañ tamit ñoo xam ni jaaruñu ci
secteur formel bi te alhamdulilah yàlla ubbil na leen xéewal tout à fait mais comme lu ñuy wax arme du doy boo jaaree fee ba am fa expérience bi fee da ngay mottali parce que ginnaaw man ba ma jaaree ci atelier yi bi ma demee ci institution yi presque dañ ma mottali rek après ñu jox ma sama diplôme mais dama lay jox benn exemple benn anecdote boo xam ni ba ma amee samay diplôme après dafa am benn institution bu mag bu nekk fii ci Sénégal bon mën naa citer ISI SIPTEC donc le DG dama amoon sama benn grand bu ma lié woon ak moom donc mettre ma rapport ak moom ma waroon ko liggéeyal seeni uniforme étudiant donc te gis nga xam nga école yu mag la bien sûr mais bi ma toogee ak moom ñu nuyoo waxtaan li ma njëkk a laaj mooy ana sa diplôme macha allah donc su fekkoon ni awma woon diplôme boobu mën naa wax ni marché boobu dama koy perte tout à fait donc après ma ne ko non dinaa la indil sama diplôme ñu fixé waat beneen rendez-vous ma ñëw indaale sama diplôme tegal ko mu xamal ma ni carrément fu mu toll nii ñeneen ay étranger ñi ngi fii ci réew mi mën naa leen c'était les chinois ñi ngi ñëw di def ay demandes marché yooyu mais lui il préfère jox ko ndawi réew mi pour mettre leen ñu mën a liggéey donc loolu c'est à travers diplôme boobu laa mën a gagner marché boobu ak yeneen yoo xamante ne ni tey bu ñu toogee di expliquer ci art du jeex mais dañuy résumer rek aussi ñu tirer attention jeunes yi que nañu jàng ci atelier yi c'est bon parce que am na ñoo xamante ni am nañ yéene dugg ci centre de formation yi mais ils n'ont pas les moyens te foofu ay moyens la laaj mais boo ci jàngee ba mën a ñaw mën cee am tuuti xaalis demal nga yokki sa xam-xam nga professionnaliser ko nga mën a am say diplôme c'est très important maanaam su ma la déggee da nga bëgg a alerter les jeunes tailleurs wala stylistes wala modélistes effectivement donc ñu gën a professionnaliser seen wàllu métier parce que baax na talent baax na mais aussi tam gën a yokk expérience bi xam-xam bi professionnalisme ci sa wàllu métier foog naa loolu nekk na li nga xamante ni vraiment lu baax la luy yokk économiquement ci li nga xamante ni moo di ci wàllum li ngay def li ndaxte maîtriser sa liggéey daf cee baax donc loolu nekk na li nga xamante ni lu am importance la alerte la jëmale ko ci jeunes tailleurs ak stylistes ak modélistes yi donc bàyyi leen ci xel aussi tam parce que am na yenn institut supérieur yi nga xamante ni ay grande école lañu wala ay grande kii lañu entreprise lañu donc bëgguñu lëkkaloo ñi nga xamante ni ay maanaam ay nit yi nga xamante ni ils sont dans l'informel donc secteur formel la ñuy bëgg di jëflante ak ñooñu ndaxte qualité lañ bëgg ak valeur donc loolu mooy tax ñi nga xamante ni ñooy mener boobule métier donc ñu bàyyi ci xel bu baax a baax daal di dem ci école de formation yi comme ni ñu ko waxee donc loolu nekk na li nga xamante ni lu am solo la ci ndaw ñi donc ñu àdduwaat donc ñu laaj la beneen question bi nga xamante ni est-ce que maanaam amoo leen ay jafe-jafe itam ci wàllum métier bi donc gis nañ ni métier bi itam dafa daal di doy waar bi nga xamante ni kenn mënu la koo expliquer donc yéen ñu gën a miis li nga xamante ni moo di métier milieu boobu donc ñu bëggoon nga xuusal ñu daal ñu ci expliquer un peu rek effectivement comme ni nga ko xamee bon peut-être am na ñu gën a mieux placé les grands maîtres ñi nga xamante ne ni tey mais yow professeur yow tamit effectivement mais xam nga lépp loo gis dafa am ay mag ñi nga xam ni ñoom ñoo ci sonn tu es appelé à être mag donc effectivement tu es appelé à être ça effectivement donc maa ngi nuyu ñooñu ñëpp suñu mag ñi fi nekk parce que alhamdulilah même ki ma jàngal métier ki ma njëkk a teg ci machine alhamdulilah mi ngi dund te mi ngi continuer di ñëw donc su may wax am na ñu gën a mieux placé donc cër boobu la quoi maa ngi leen di nuyu au passage donc métier bi pour l'instant am na ay difficultés yu bëri donte nag am na aussi fu mu nekkoon jóg na fa parce que ñëw ci Sénégal wala bon mën nañ wax Sénégal parce que fii la ñu xam demoon nañ ba benn instant dafa mel ni nit ñi dañoo xawoon a complexé parce que maam ñi li ñu xamoon mooy xotti ñawlu ci taaw ba ci caat événement wala lu xew ouverture ñëppay ñawlu mais adduna di dem a dem ñuy dem ba benn instant mel ni nit ñi dañoo jël
prêt-à-porter bi fëgg njaay bi et cetera ñu bàyyi ñaw bi te loolu xamuñu ni. tout à fait. économique Sénégal la ñuy daaneel. ci loolu comprendre nga parce que prêt-à-porter yi defaree wuñ ko fii. tissu bi defaree wuñ ko fii ñaw bi defaree wuñ ko fii. mais est-ce que aussi itam dagguma la ci li nga wax li maanaam bu ñu beddee ñi nga xamante ne ñoo nekk fii ci Sénégal dem di consommer au niveau à l'extérieur donc est-ce que aussi itam c'est pas temps que ni jeunes yi comme ni nga ko waxee sànq ñu gën a professionnaliser seen métier bi maanaam def ay formation mën a xam yoon bi maîtriser ko pour état aussi itam prêter ci attention ci wàllu métier bi parce que tamit état tamit lu ko arranger rek la xam maanaam lu mu sentir ak lu koy jëmale kanam moom loolu rek lay gis donc yéen tamit da ngeen war a góorgóorlu parce que am na ñu bëri ñu ma xam ñi nga xamante ne ay tailleur lañu ay styliste lañu mais amuñu sax diplôme bi nga xamante ni diplôme bi wane ay tailleur lañu wala ay styliste lañu wala seen bërëb maanaam entreprise yi ñuy tijje du am benn papier légal bi nga xamante ni état dina ci prendre en compte que ni bërëb sàngam de lii moo ngi am foofu noonu donc pour me prendre loolu en considération dina ñëw ci kanam tuuti ci wàllum financement bi ay ca ma bàyyi la nga daal di ok donc xam nga foofu ñaari mbir la yu am solo benn responsabilité bi ci ñun jeunes yi la mais sànq maa ngi la bëgg a souligner benn complexe bi fi nekkoon alhamdulilah sénégalais yi reveniraat nañu donc loolu aussi ñu ci gërëm yenn soxna yi ak artistes sénégalaises yi parce que amoon na fi ay temps nit ñi ay veste ay cravate prêt-à-porter costume loolu lañ gëmën mais ñu gis après ay événements comme par exemple ay grand théâtre théâtre Daniel Sorano donc ñu gis benn événement ndaanaan yi bu ñu xewlee jigéen ñi dañuy sàjj ba mu rafet macha allah xam nga teg seen tay baas maanaam dañuy sàjj ci tenue traditionnellement nga gis par exemple comme ñun suñu papa Youssou Ndour suñu papa Mbaye Gueye Faye ñu def ay grand boubou yu rafet macha allah ay xam nga loolu dafa indiwaat ñaw moment boobu aussi fekkoon na fi benn journal bi doon génn bon waa mu tuddoon Lifa ngeen baal ma ci pub bi loolu aussi nga xam ni da doon génn chaque mois ñëpp di ko seetaan di tourner fépp ci Sénégal loolu aussi dafa bokk ci lu indiwaat ñaw bi léegi nag loolu bu amee nga xam ni lu ñu moom lañ bëggoon a ñàkk à travers yenn soxna yi ak suñu artistes yi ñu fexe defaat beneen propagande ba indiwaat ko ba ñu jotaat ko donc dama lay rejoindre ci sa question bi nga ma laajoon sànq day laaj ñun tamit ñu gën a professionnaliser wu parce que su fekkee ki nga xamante ne ni day jëli conteneur bi fële Europe ñëw moom day fay TVA day fay ay droit yow mi nga xamante ne ni tailleur bi pour nga dem jaar ci yoon rek pour am papier yoo xamante ne ni peut-être li ñu lay laaj ay timbre kese la du dara yow su fekkee munoo loolu wala taayal nga loolu donc bu boobaa doo mën a revendiquer ci état dara parce que balaa nga naan naam ne fa balaa ngay laaj say droit nga def say devoir ba pare donc loolu aussi c'est à nous revoir voilà c'est à revoir donc est-ce que aussi itam dinaa la laaj aussi maanaam ci wàllum financement bi est-ce que yow mus nga adhérer wala jéem a xalaat dugg ci benn association wala soit daal di déposer ay demande pour financement donc est-ce que loolu mus nga ko def jéego yooyu waaw en fait loolu moom mosuma ko def bon mosuma ko def parce que mosoo dugg ci association itam non maa ngi ci association man maa ngi ci association donc Jàppoo Couture bu ginnaaw raay donc maa ngi nuyu président bi Galaye donc ak yeneen membre yëpp maa ngi leen di nuyu au passage au niveau de fan lañ ginnaaw raay yëpp ginnaaw raay lu dajale ginnaaw raay yëpp dañu am benn association boo xamante ne siège bi mi ngi nekk ci rajo Raay bi FM foofu lañ doon réunion donc foofu maa ngi fa ak yeneen yoo xamante ne ni man fépp fu ma gis loo xamante ne ni day yokk xam-xam day dajale mbooloo surtout mu dem ci wàllum aar dama ciy inscrire dama ciy dugg parce que même boo fa jëlewu alal da nga fay gagner expérience te loolu dalay yokk comprendre nga mais quant à financement yi bon ci Jàppoo Couture boobu doon nañ fa am ay financement
mais bon c'était un peu état moo leen di financer wala jógewul ci état c'était politique. politique maanaam politiquement parce que benn leader politique bu nekkoon foofu du ma citer turam comprendre nga moom moo ñëw collaborer ak benn banque dem lebi ay jël ay machines yu bëri su ko defee tailleur yi ku bëgg da ngay jël ay machines ñu lebal la ko nga koy fay te kenn du la tegal benn intérêt mais après finalement xam nga politicien lépp lu mu laal rek bon mi ngo xaalis bu mu tëgg rek bu yàggee da ciy rax kuram non est-ce que intention bi du loolu moo jiitu en fait effectivement donc loolu bu yàggee après da nga naan non parce que bu fekkee da ngay def lu baax mais finalement da ngay xëcc nit ñi di jëmale sa bopp donte nag képp ku la defal lu baax da nga koo war a reconnaître parce que loolu la suñu borom santaane mais yow bul xëccu pour kooku après ñëw di topp ci sa ginnaaw. Tout à fait. Donc loolu bon. mën nañu wax daal na nga def ngir yàlla tax ngir le développement du Sénégal. Effectivement te loolu pour ñun le développement du Sénégal du benn politicien kese. moom moo koy def mën na ci bay waaram nag. mais pour mu law daj ñëpp état moom moo ko war a def. comprendre nga. donc te gis nañ ci. mais est-ce que yéen aussi tam am ngeen jiit bi nga xamante ni dina leen accompagner. maanaam au niveau ministériel en fait. waaw fii côté art ñi nga xamante ne dañuy def art ci Sénégal yépp xam nga art dafa yaatu. dafa yaatu si donc am nañ njiit. comprendre nga. am nañ benn association. am nañ njiit. ñooñu ñi ngi def le tout. pour que ñuy gagner ay ba ci koor gi passé nii def nañ benn foire. fii ci Géejawaay ñu invité woon ci Racine Talla le DG de RTS donc ak yeneen yu ñuy def au niveau des régions des fois ñu yëgal la ko boo amee temps ak moyen nga dem des fois nga mais l'essentiel mooy bokk ci mbir yi loolu moom moo ëpp solo donc kooku c'est une femme battante comprendre nga mi ngi fexe di indi ay affaires yu bëri mais buñ la joxee questionnaire yi ñu lay jox maanaam conditions yi nga war a remplir dëgg donc loolu du ku nekk moom mooy am accès ci financement yooyu donc conditions yi dafa compliqué c'est compliqué donc c'est compliqué parce que boobu tenté naa ko bon tenteel naa ko aussi ñeneen ak ñeneen mais bon ça n'a pas passé je ne sais pas que ñun ñoo remplirul critères yi parce que aussi du ma leen blâmer du ma leen tooñ xawma lan lañ def ci questionnaire yooyu lan lañ doon laaj comme critère pour que ñu mun la jox mais su fekkee ci 100 personnes mënoo ci am sax benn 3% yu ñuy jox donc kon loolu après da nga naan amul sens quoi tout à fait donc ñu demaat ci maanaam ci seen wàllu métier bi ba tey donc ñu laaj la kon est-ce que yéen a ngi gis seen bopp maanaam ci wàllu métier bi aussi tam maanaam revenu est-ce que yéen a ngi gagné oui alhamdulilah comme liggéey yëpp Sénégal wala Afrique wala monde entier fu mu toll nii mën nañu wax ni fépp a métti mais alhamdulilah bu fekkee yàlla mi ngi lay may sutura saa yoo xëyee ngay am looy yóbbu kër ga ak leneen donc sant yàlla quoi en tout cas ñi nga xamante ne ni teg nañ seen tànk organiser wu de façon professionnalisme te yàlla aussi ubbil leen ci buntu wërsëg parce que aussi day dépendre si wërsëg ñi ngi siy gis seen bopp man personnellement alhamdulilah maa ngi sant yàlla comprendre nga donc mais munoo wax en général mi ngi dox mais mën nga analyser de façon donc xaw ma nu ma koy mën a waxetee mais ci li gën a fës en tout cas tailleur yi ñu ngi siy gis seen bopp comprendre nga parce que l'essentiel mën a li ngay def mu rafet nga teg ko ci yoon bu la ci yàlla ubbilee wërsëg da nga ciy gis sa bopp te comme li ma la wax sànq sénégalais yi léegi ñi ngi ñawlu bi ñu demee ba costume ñu ngi mettre encore non dafa ñëwaat en valeur non ñaw traditionnellement dafa ñëwaat tey alhamdulilah ku dem Colobane bépp pantalon wala body wala haut li nga xam ne te ne loolu moo ñu gënoon a sonal parce que loolu
extérieur la doon jóge mais dafa am ay tailleur yoo xamante ni ñoom dañoo focaliser wu typiquement ci ay body haut pantalon gis nga soxna si bépp body bu rafet bu jóge fële bu ñëwee ñoom buñ ko gisee benn yoon dañ koy copier comme ni chinois yi di def te ñoom dañ koy def avec qualité donc kon xam-xam baa ngi fi alhamdulilah da ngay gis léegi veste mais est-ce que aussi tamit yéen doo leen ci seen yëg jëmm bopp seen wàllum inspiration est-ce que yéen tamit doo leen créer mettre les choses sur le table donc nit ñi gis ko aussi tam parce que copier ba kañ non effectivement xam nga dafa am loo xamante ne ni problème la d'abord ci ñun en tant que askan wi parce que caaya par exemple caaya jéggaani wuñ ko fenn fii lañ ko fekk bien sûr ñun ñoo ko créé sunu maam yi ñoo ko créé mais dem nañ ba benn moment nit ñi dañoo complexé sol caaya ak leneen marinière tey yéen soxna yi alhamdulilah mi ngi ñëwaat mais ñu bëri dañu complexé sol marinière ñoom Beyoncé ak ñoom Rihanna ñu ngi sol ni suñu tenue traditionnelle maa ngi gis keroog benn photo si je me trompe pas c'était Chris Brown mais caaya bu noir la sol ak benn kiom benn chemise benn t-shirt bu rafet mais dafa rafet comprendre nga donc ñun dañuy créer mais su fekkee gis nañ ni masse bi tendance bi lañ topp te tendance bi fan lay jóge fële comprendre te ñoom ñuy copier ñun tamit effectivement donc benn instant bu ñu yàlla mayee xam-xam bi xam nga li nekkoon problème bi mooy li ñee di def ñun jéemuñu creuser sunu mind pour mën ko copier bu fekkoon ni loolu la dañuy am problème mais comme yàlla may nañu xam-xam boo xamante ne ni bu fekkee tey Sénégalais yi lii la ñu gëm ñu gis ni seeni xel lii la dañ koy copier ba pare mu gën a dëgër gën a rafet lu ñee di def kon alhamdulilah te Sénégalais yi bon ñu ngi consommer léegi sunuy consommer waaw localement dëkk bi daal mais noonu la àdduna noonu la ndaxte vraiment balaa ngay laax di jaay nga laax lekk rek effectivement mu jeex rek donc ci loolu itam dinaa la laaj maanaam impact bi nga xamante ni daal dinay am ci surtout ma ñu ngi nekk ci contexte bi nga xamante ni moo di contexte bu particulier maanaam pandémie bi gis nañ ni laal na secteur yi yëpp donc du ma ne aussi laal na ci seen secteur rek donc laal na ci secteur yi yëpp ci entreprise yi gis nañ entreprise yu tëj gis nañ bërëb yu liggéeykaay yu bëri ñu ngi nga xamante ni vraiment dañoo même wàññi seen personnel yi donc loolu nekk na li nga xamante ni ñëpp ko joylu ñoo ko joytu donc nekk na li nga xamante ni lu métti la donc ma laaj la aussi tam ci Covid 19 bi est-ce que aussi tam yéen tamit laalu leen en fait bon Covid yàlla na ko fi yàlla jëlee ci jàmm ak salaam jëlee ko ci àdduna yëpp te yàlla defal ñu tawféex mu bañ a ñëwaat parce que Covid bu fekkoon ni ñun dunduñu ko dañ ñu koy nettali sax mën nga imaginer est-ce que ñii li ñuy wax nii c'est vrai mais Covid dafa mel ni troisième vague sax baa ngi ñëw waaw loolu aussi ñu ci lancé ñëpp ñu respecter les règles strictes yi nga xamante ne nii moom la état tëral wala moom la médecin yi ministère de santé tëral ñu jéem ko respecter comprendre tout à fait parce que benn moment demoon nañ fi ba nga xamante ne ni tailleur dafa mel ni lenn kese mooy liggéeyam muy masque masque boobu aussi ñu dem ba nga xamante ne ni premièrement dañ ci doon gis suñu bopp parce que benn masque da nga ko doon jaayee 500 francs bi kii bi di soog a ñëw waaw bi muy soog a ñëw début bi benn tailleur par exemple mën na def 20 000 bénéfices wala 30 000 ba 50 000 bénéfices par jour ci masque ñu dem ba importé bi ñëwaat imaginez li ma lay wax nii donc biñ doon defar ak tissu moo gën a dëgër moo gën a yàgg gën a garanti moo gën a moins cher ba pare gën a économie parce que da nga ko doon jël bu tilimee nga fóot solaat mais ñu indi passé solaat ñu di la ko jaayee téeméer ñu dem ba benn instant wàññi ko def ko 200 mais ñu gis masque importé yi jóge fële ñëw rayaat loolu comprendre nga vraiment c'était dur ci ñun tailleur yi parce que am na ci ñoo xam ni seeni entreprise tëj nañ am ñoo xam ni bu fekkoon ni dañu embauché 5 personnes wala 10 personnes dañuy wàññi employé yi ba ci man
touché woon na ma carrément. ba nga xamante ne ni li nga doon def par exemple fukk mënatoo def juróom wala mënatoo def ñett. mais alhamdulilah bu ko fii yàlla jëlee. donc troisième vague bi ñuy dégg nii tamit. jógeegul fii de troisième vague baa ngi ñëw. loolu lañ wax daal. nañ ko gérer comme ni ñu gérer deuxième vague bi. parce que xam nga première vague bi. duñu corriger sunuy njiit. mais niñ ko jëlee vraiment dafa metti woon ci askan wi. alhamdulilah xëy na seen stratégie la ñoom ñoo xam naka la ñuy liggéeyee. amaana moom moo ñu may taw féex ba affaire yi apaisé wu. mais buñ ko gérer nu ñu gérer wee deuxième vague bi. donc ñi continuer di respecter les règles strictes, les mesures barrières. En même temps ku ci nekk di liggéey di am loo mën a yóbbu sa kër. troisième vague bi mën nañ dund ak moom. bien sûr. Comme le président l'avait dit, on vit avec. On n'a qu'à vivre avec. Donc c'est très important. Donc loolu nekk na li nga xamante ni mbégte la ak contentement temps bu ñu joxoon daf ñoo daal di xooj donc loolu nekkoon li nga xamante ni waxtaan bi amoon na solo bu baax a baax. donc Chérif ma bàyyi la nga daal di tàggatoo ak téléspectateurs yi ak internautes yi. waaw bi ma la gërëmee. parce que honneur la ci man. comme teew ci studio bi. donc te comme ni ma la ko waxee sànq suñu sëriñ bi dama ko doon yàgg suivre. c'est la première fois ma ñëw fi. mais dama ko yàgg suivre. gis tamit vraiment nu muy dimbalee askan wi. parce que kenn ku ci nekk tey ci ñun tey. bu sa bopp doon metti rek. tey doo fi ñëw wala man tey sama bopp bu doon métti suñu rendez-vous bii du ma ko fekke kon képp koo xamante ne ni yàlla may na la xam-xam ngay dimbali nit ñi si seeni santé kooku kenn amul fayam parce que avant tout d'abord santé la ñu njëkk a wax te moom bi ngi ci bay waaram di dimbali nit ñi ci faj donc ñu ngi koy gërëm di ko sant di gërëm di sant aussi ñëpp ñi nga xamante ne ni ñu ngi suivre émission bi ak yeneen i émission Soxna Fall maa ngi koy ziar bu baax moom it moom moo ma mettre en contact ak yow ak waa atelier bi ñoom Amadou Abdourahmane waa kër ga surtout sama jabar Salimata ak samay ñaari doom Boubacar Oumou Hawa ak sama waa village waa Lonna maa ngi leen di ziar bu baax a baax a baax a baax a baax ak 100% Anta Lonna bi yëpp maa ngi leen di ziar bu baax donc comme ni nga ko waxee rek ñu ngi jaajëfal Soxna Fall macha allah maa ngi koy nuyu bu baax a baax di ko jox wàccuwaayam waaye itam di jox wàccuwaay sama caméraman bu ñaawul dara donc mu nekk Mbaye maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax donc mbokk internet yi li leen indaloon ci seen émission mode beauté et tendance mu nekkoon nag mbégte ak contentement daal di jàkkaarloo ki nga xamante ni moo di ndaw Chérif Diallo donc macha allah ñu ngi lay féliciter ñu ngi lay féliciter aussi tam parce que li ngay def li yombul dara nit bi nga xamante ni da nga am ambition am passion ci li ngay def donc ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax di la naan bonne continuation donc mbokk internet yi daal di leen jox dig daje ci yeneen i jotaay ci seen émission mode beauté. dëgg-dëgg war naa ñoo gisee kone Sénégal war naa ñoo gisee te dëgg-dëgg war naa ñoo gisee kone Sénégal war naa ñoo gisee doomu ndey am nañ seen yóbbu